téléspectateurs yi seetaan Mbour TV comme ni ñu koy defee rek saa su ne tey ji nag ñu am mbégte ak contentement déplacé wu ñëw nag Saly fekk fi sunu xarit comme ni ñu koy faral di waxee Ousmane Gueye di maire Saly monsieur Gueye boobu ba léegi nag amuñu woon occasion tabaski ba léegi saafonte ak askan wi saafonte ak mbokk yi monsieur le maire ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak askan wi saafonte ak ñoom ginnaaw tabaski ju ñu génn. voilà merci beaucoup Ndiaye Diatta maa ngi lay nuyu di nuyu équipe bi nga àndal yëpp di profité rek si occasion bi nga ma may nii di baalu ak waa Saly di ko baalu waa département bi mais di ko baalu waa Sénégal yëpp di ñaan yàlla yal na nu yàlla fay may ñu fekkee déwén yu bare bari liñ si jaamu mu néew yal na ko yàlla nangu di ñaan yàlla aussi suñu mbokk yi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu nekkoon ak ñoom te yàlla dogal ñu jiitu ñuy ñaan yàlla yal na leen yàlla yërëm ñi nga xam ne aussi dañoo tëdd si lalu hôpital yi yal na yàlla yëkkati leen ñi nekk si ay xat-xat yàlla moo leen gën a xam yal na leen si yàlla fekk wallu leen ñi nga xam ne aussi dañu am ay yéene ay ambition te sottiwul ñu ngi ñaan yàlla ku si nekk la muy mébét te mu gën si moom yal na ko yàlla defal lu raw njortam di ñaanal nag suñuy wéyjur yi nga xam ne dañ nekkoon ak ñoom si dëkk bi ñu encadré woon ñu doon ñu jàppale ki si mujj rek nekk suñu papa di bàyyi baabu joom yàlla dogal mu génn àdduna di ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm mais ñamu fa fekk itam nekkoon suñuy wayjur encadré woon ñoom it ñu ngi ñaan yàlla yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen di ko ñaanal jullit yëpp di ñaan tamit ñii nga xam ne dal nañu bu muy barke Dembo Njaay di département bi gis nga ne am nañ fi ay métit yu métti ràññee si ñi nga xam ne ñooy waa kër Thierno Mansour Baro yi ak ñeneen ñi nga xam ne bokk nañ si aussi muy ku mel ni frère Pape Gueye du jaare bi rakkam Amadou Gueye jabar ji ak suñu grand Oboy moom it jabar ji di rakku grand Doudou Mbaye moom it jabaram ak ñeneen ñi nga xam ne am nañ leen fii à Saly aussi suñu benn mag ñu doon ko wax mi ñaan mu doon fi liggéey ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla jullit yëpp daal képp ku génn àdduna rek maa ngi lay ñaanal yal na la yàlla yërëm te jéggal la bi monsieur le maire prétexte su émission bi tey déplacement bi ñëw mooy bilan bi nga xamante ni monsieur le maire am na ko ci lu gàtt rek ci wàllu éducation ci wàllu santé ci wàllu infrastructure monsieur le maire gëj na ci communiquer nit ñi dañuy gis rek jékki-jékki rek gis affaire yi di génn ci suuf. xam nga Ndiaye soo gisee nag yow xam nga ma parce que depuis Malicounda on est ensemble ñu ngi ànd te xam nga man en général li may wax bariwul li may jëf moo ëpp li may wax mais jàpp naa ne comme ni nga ko xamee woon depuis ma nekk PCR bu Malicounda rek tey la waalo gën a ay maanaam fexe ba nekk ci soxlay askan wi maanaam fexe ba lépp loo xam ne jumtuwaay la bu askan wi war a jariñoo ma fexe ba mu jige leen te yow xam nga samay priorité sama priorité dafa bokk ci éducation sama priorité dafa bokk ci wàllu santé sama priorité dafa bokk ci wàllu hydraulique ak électrification jàpp naa ne kii bi nga tim ne rek note bu ndaw bi nga tim nii rek mu ngi lay woon ay montant yoo xam ne école primaire bu bees bu ma war a tabax fii ci Saly Portudal pour vraiment mun a déplacer école bi pour di programmer construction stade municipal bi gis nga aussi ñu def ci construction benn poste de santé bu nekk diggante Saly Bambara ak Saly Ñax-Ñaxal ak quartier yi nga xam ne ñoom ñoo leen wër yépp ñu war fa tabax benn poste de santé gis nga aussi ñu prévoir éclairage public parce que ku wax yoon ay tali yu bees yu ma defar nga jàpp ne tali yooyu tamit war nañ def éclairage public bi kon jàpp naa ne ci li nga ma xamee woon rek ci laa nekk maanaam ci wàllu éducation gis nga ne tabax naa beneen école primaire bu bees boo xam ne Carrefour Malicounda 2 la ñu ngi ñaan yàlla déwén incha allah mu bokk bu école di ubbi ci école yi nga xam ne ñu ngi ubbi boobu bokkul sax ak école primaire bi nga xam ne ça fait pratiquement 208 millions moom lañ ci war a dépenser kon yaakaar naa ne la nga ma xamee woon rek ci laa nekk mooy continuer di liggéey bañ ci boole ak bruit gis nga aussi gis naa ne woon naa la fii aussi ne maa ngi préparer construction wu vraiment pour tabax lycée moderne bu Saly jàpp naa ne aussi woon naa la vraiment place publique bi nga xam ne bëgg naa ko tabax ci route ñax-ñaxal bi boo ñëwee ba Bienvenue Saly tourné di dem. poste de santé bi nga xamante ni wax nañ ko fii tabax mi ngi war a toll ci 97 millions 381 mille 917 francs éclairage public 92 millions 417 mille 600 mille francs école primaire 225 mille
822 622 francs di ay koppar yoo xamante ni monsieur le maire moom nga war a dugal ci Saly ba pare yaa ngi ko wax léegi pour gendarmerie jàppale leen ci wàllu sécurité fan la poste de police bi tool waaw ñu ngi ñëfe si poste de police bi ñu ngi pratiquement ñu ngi si finition yi sa temps bu leen ko mayoon sax mun nañ fa dem ngeen ñu ngi carrelé monté ñu ngi monté bunt yi ñu ngi monté grille yi yaakaar naa ne daal d'ici quelque temps incha allah comme niñ ko waxee woon rek waa ministère ne leen dinañu tabax si suñu moyen bopp def équipement si suñu moyen bopp dinañ ko def du yàgg pour mun a demander le ministre mu doté ñu vraiment personnel bu doy boo xam ne bii dana mën a ñëw renforcer la gendarmerie jàppale leen si liggéey bu rëy bi nga xam ne gendarmerie mu ngi koy def di profiter aussi di demander le ministre forces armées ak général bi ñu vraiment Saly brigade bu Saly ñu def ko vraiment brigade spéciale parce que Saly mérito na am brigade spéciale par rapport ak vraiment fi mu féete si Sénégal donc ñu ngi lancé vraiment appel le ministre forces armées sama frère sama xarit di sama collègue maire di Augustin Tine di ñaan aussi le nouveau général aussi yal na ko yàlla jàppale si fonction mais di ko ñaan aussi pour ñu renforcer personnel bi nga xam ne ak moyen de bord yi nga xam ne moom la gendarmerie Saly am mais di leen ñaan ñu def ko brigade spéciale bu Saly si loolu rek maa ngi doon wax léegi si réalisation yi ñu ngi préparer inauguration wu maternité bu Saly Carrefour du yàgg te nga gis ne ñaari maternité yi ñu am Saly yëpp si poste de santé yi bu si nekk mairie bi dafa recruter sage-femme embauché ko di ko fay par mois pour vraiment mu mën di assister jigéen ñi fi nekk pour woon la vraiment la commune de Saly bokk na tey si département bi commune yi nga xam ne waxuma ne ñu ngi def lu kenn deful mais en tout cas gis nangooguñ ku fi def lu ñu deful ku defal askanam lu ñu defalal suñu askan loolu moom nangooguñ ko te jàpp naa ne yéen ay journaliste ngeen yéen a ngi wër département bi di dem fu nekk gis ngeen ne Saly vraiment ku waxal yàlla xam ne Saly waxuma la dox mais mu ngi daw actuellement vraiment pour mën a te comme ni ma koy waxee jóguma rek pour def ko commune bu développé wu mais dama jóg uniquement ak équipe bi pour def ko une commune de référence ci Sénégal te c'est sûr que c'est possible waaw. monsieur le maire coow li dafa jóg ci wàllu tali yi nga xamante ni monsieur le maire ñu ngi ko defar am ñu jóg naan état bi ñooy defar tali bi xaalis bu bari bi yëpp tamit monsieur le maire daa mel ni kon yow état bi jig na la de. waaw mais xam nga kii tey Ndiaye man état tey maa fi représenté état kon vraiment lu ma def rek état moo ko def mais jàpp naa ne wax dëgg neex yàlla man boo laajee Ibrahima Ndiaye directeur u Ageroute bi may dem di ko yóbbul ay projet yu ma am initiative def ko si ay tali boobu man président communal la maa jëkk réalisé tronçon bi jógee biir Malicounda Bambara ba si seesu communal bi maa réalisé aussi tronçon bi jóge woon ci route nationale u Joal bi dem directement biir Pointe Sarène te loolu bi Ibrahima Ndiaye bi may dem di signanteeg moom ay convention boobu moom directeur u AGETIP la AGETIP boobu nekkagul directeur général u Ageroute kon nga xam ne loolu li may def nii réaliser ay taleeg yooyu du lu bees si man loolu lu yàgg la te Ibrahima Ndiaye bu may dégg xam ne dama ko yàgg sonal si dama bëgg ñu signer un convention parce que lii laa bëggal Saly di si profito di ko remercier état parce que Ibrahima Ndiaye fi mu nekk lu mu fa def si turu état la ko defee kon nag tey li may def nii mënu ma wax ne état bokku si parce que Ibrahima Ndiaye état moo ko jël mais bu si nekk du Ageroute moo ñëw seet si ma man maa am samay initiative sol sama dàll am sama xalaat dem seeti Ageroute toog waxtaan ak moom mu boole mag ay techniciens ñu fexe liggéey ba mën a taxawal loo xam ne tey waa Saly ñu ngi koy jëriñoo li ñu jëkk a def mooy 5 kilomètres 200 yi ñu jëkk a def bokkul ak 7 kilomètres yi ñuy réaliser nii te nag wax dëgg neex yàlla gars yi nañ nangu ne waa ji nga bëgg ko ak nga contre ko njombor moom loo ko contre nangul ko noppam yu gudd nangul ko aussi ne mën na daw loolu moom vraiment fi lañ ko politique nag moom vraiment des fois Ndiaye daf may jaaxal parce que man tamit bu ma bëggee nekk ne dama bëgg a gouverner te képp kuy gouverner du ma lay yéene lu baax du ma la ko bëggal toujours dama lay fexel lu bon na nga bàyyi xel it ne bés booy gouverner aussi loo leble woon la rek loo xam ne na nga bàyyi xel ne dañ la koy fay comme nag yàlla dafa def tey ma nekk si boppu Saly te wax dëgg neex yàlla waa Saly d'accord nañ ne gàccee lu ma leen waa Saly d'accord nañ si ñu ngi jàppal ñu ngi leen di dimbali suñu kéemtalaay kattan amul kuus buñ dul laal ren rek boo jëlee si màkk rek commune Saly yóbbu na juróom-ñaari nit yóbbu na leen màkk 7 personnes de commune Saly yóbbu màkk xam nga kon amul lu ñu bàyyi bu tabaski yi jotee ñu ngi fexe di góorgóorlu di leen jàppale si yi nga xam ne bokk na si yi nga xam ne mooy ndimbali social yi nga xam ne ñu ngi koy def ñu ngi siy def suñu kéemtalaay kattan kon nag man je pense que yaakaar naa ne tey li si des rek mooy gën a góorgóorlu gën a taxaw li ma def nag nawuma ko
jàppal ne li ma la fi limal yépp li ko dëkk bi naw nit ñi di ko naw gis nga boo duggee si oto yi foo mën a tasel dañ naan koo mën a gis fu mën a tël dañ naan te ndax mënoo ñëw jël sunu dëkk bi mënoo ñëw nekk sunu maire ma ne leen est-ce que waa Saly dinañ ma bàyyi pour ma dem nekki feneen donc loolu pour wane ne rek xam nañ ne kon Saly mu ngi dox parce que bu doxul woon nag wax dëgg neex yàlla yeneen gars yi dëkkul Saly duñ bëgg ma dem gouverner seen dëkk yi donc gars yi nañ ma nangul ne lii nii don la bu ma yàlla may bu yàlla moo ma ko defal waa Saly nag wax dëgg neex yàlla bu ci xëccoo jotee ku nekk am nga droit xëccoo loolu c'est logique c'est tout à fait normal mais nañ ko def vraiment si fair play bañ a dugg si détail yoo xam ne da nga koy wax ba pare nit ñi jéppi la parce que ñi ngay waxal ñoo la gën a xam li xew si dëkk bi mënoo fi wax loo xam ne nit ñi xamuñ ko kon nag vraiment damay santaat yàlla di remercier waat vraiment l'équipe municipale mais di remercier aussi le personnel bu commune bi mais di remercier aussi sama compagnon politique yi nga xam ne ñoom laay àndal te ñu nekk sama wet di ma jàppale si côté bu ne vraiment ñu taxaw sama wet vraiment di remercier adultes yi di remercier femmes yi di remercier les jeunes filles mais di remercier vraiment surtout les jeunes garçons seen taxawaay ak seen jàppale si sama wet maa ngi ci côté politique boobu monsieur le maire ñu bari sax nee nañ Ousmane Gueye bàyyi na politique maire politique atul maire bu paree mandaam bi dootul postulé wu wax ji bari na ci de kenn déggatu la xam nga gars yi nag da dëgg man Ndiaye damay dem ba dama leen yërëm parce que gars yi Ousmane Gueye nag sérieusement mooy seen problème gars yi seen problème personne Ousmane Gueye moo leen di déranger bu dee dañ waxante dëgg rek ñoom seen problème mooy personne Ousmane Gueye mais Ndiaye man màggetuma man je suis en forme je suis en pleine forme du dëgg te maa ngi am conscience tranquille aw ma benn problème te beneen bi si des mooy xam naa ne ñi nga xam ne ñoom laay sëyal muy waa Saly kay la ñu gën a bëgg sëy bi continuer xam nga dara nag jabar boo koy fase dafay fekk jabar ji doyal yow nga doyal mais man doyaluma jabar ñi may sëyal doyaluñu mais jàppal ne incha allah sëy bi day continuer rek mbir mi nag yàggatul dañuy dem sax bu ñu wootee ay réunion naan non maire day bàyyi diw lay jox mais man dëkk bi ñoo ma choisir su ma fiy jógee du man maay toog du ma trahir waa Saly Ndiaye Diatta du ma leen trahir parce que aw ma fitu xëy ne waa Saly bàyyi naa aw ma fitam parce que waa Saly liñ ma defal moo tax bés bu Saly dajee nag ne ma ñoo la ko joxoon vraiment fi mu nekk nii bugg nañ nangam ak nangam bu boobaa vraiment te nag li may ñaan yàlla mooy bu ëllëgee kii gouverner aussi nekk si staff bi ma nekkaloon c'est que gars yi li di ma jàkk ne sax des fois damay naan gars yi est-ce que gëlëmuñu parce que daf si am ñoo xam ne ñoom li ñu jàpp mooy man bu ma jógee rek ñoom ñoo war a toog mais nañu xam ne man dama am ay ndongo yoo xam ne léegi ay sëriñ lañ te sama ndongo yooyu tey kenn ku si nekk mais mot nga sëriñ man nga yore daara donc man li may ñaan yàlla kay bu ma fi jógee mais sama ndongo daara yooyu kenn si ñoom mais yore ko te yow xam nga samay gaay xam nga sama gaay ils sont capables si côté bu nekk gars yi fitna bi ñu am mooy Ousmane Gueye à Saly léegi nag ñoom bu ñu d'accord jëndal ma kër dem Paris jëndal ma fa kër tabaxal ma ko vraiment def lépp suñ d'accord vraiment bu dee lépp dinañ ma mën a jëlal avion mu yóbbu samay bagage ak sama njaboot ban je suis prêt à partir bàyyi leen ak Saly mais su dee amaguñ capacité pour jëndal ma kër Paris yóbbu ma fa ak sama famille jox ma moyens yi nga xam ne ñoom dañu bëgg a anticiper bëgg ma jóg ñoom ñu ñëw ne leen na rang bi dafa gudd pour ñoom nañ dem si ginnaaw waaw ñoom c'est que dañu ñëw rek bëgg a bourler rang bi te rang bi mënuñ ko bourler noonu nañ dem si ginnaaw. dafa mel ni loolu tax ñu bëgg ñu indi la délégation spéciale. waaw loolu moo tax waaw mais loolu moo tax loolu moom bugguma si sax wax parce que xam nga dafa am yenn yoo xam ne wax dëgg neex yàlla dama jàpp ne sama gars yi ñoom ñoo siy wax mais man bugguma si sax wax parce que délégation spéciale suñ koy demander dafay fekk ne commune ba dafa bloqué wu. man te woote maire bi mënul woote réunion su wootee réunion du am këram mais man yàlla dimbali na ma barke Dembo Ndiaye laa le 26 passé laa mujj def réunion bi ma def vraiment y avait 32 conseils ou 31 conseils amul kenn ku voté wul li ma tegoon si taabal ji mais man te gisaguma vraiment foo xam ne man li may bind si ay courrier muy génn di dem mais amul benn maire buy bind lu toll noonu par jour man aw ma benn blocage entrepreneur yaa ngi liggéey mais ñu ngi defar seeni mandat ñu ngi leen di fay man daal fi blocage bi subvention yi nga xam ne ñoo ëppoon doole si subvention yi yëpp ñooñu am jot nañ ko donc vraiment blocage bi daal mooy personne de Ousmane Gueye mooy blocage bi personne de Ousmane Gueye ça dérange quand même parce que ku ne xam ne nag waa ji nag nga nangul ko ak nga bañal ko département bi ñoo ko aimé mu aimé département bi loolu moom yàlla moo ko defal waa ji ça il faut dire la vérité. na gaa yi nelawi nañ dem te di nelawi waa ji loolu yàllaa ko defal waa ji fu mu tourné fii Ousmane gis nga bu ma demee si armée yi nii sax di dem si rob yi sax Ndiaye gars yi dañuy dem ba fàtte ne man nit laa comme ñoom dama ñëw gars yi dañ ngay xam ne ñii waa ji dañ bëgg waa ji
c'est que département bi ñoo ma bëgg mais man dama bëgg département de Mbour te gars yi nañ bàyyi li ma yàlla may li yàlla sol si bopp bi nañ ko nangul waa ji ne waa ji ba mu jógee boobu ñoom ñu ngi tëdd di nelaw waa ji si taali añ la jóg te nag nit loo ko bañ waxal ko jikkoom beneen bi Njaay man si politique modèle laa si du ma si xaste du ma si saaga du ma wax kenn lu ma la war te wax bugguma si mere kenn aw ma see kenn xaar ma yàlla nag gars yi nañu gëm yàlla nangu li nga xam ne yàlla moo koy def heure bu ma damay wax ñi ma àndal nag Njaay bu caaxaan jeexee ne leen heure bu ñu demee si urne yi voté ñu gañe ñu bu leen sikk kenn xam leen ne suñu wërsëg moo jeex mais nit ku nangu lool nag kooku gëm na yàlla gëm naa ne yàlla mooy fale yàlla mooy folle man ku ma xam-xam ne nekk fii si bureau yi man bokkul woon si sama vocation man li ma jàppoon ne mooy métier si àdduna mooy dem géej jàpp jën dem tool xam nga koo xam ne nekk nga si bateau yi nekk si Vira Mola yi dem fi Amérique dem fi fu nekk dem île de Malouine def fukki weer ak ñaar nekk île de Malouine di jàpp jën mais kooku man dama teel a am métier Njaay man bi may génne Sénégal di dem États-Unis na sama gars yi nañ man nangul loolu boobu 17 ans laa am il fallait sama rakku papa bi ma nga xam ne moo ma yar boobu sama papa gaañu na mu signal ma autorisation parentale pour ma mën a am visa pour mën a génn réew mi loolu lu yàgg la waa ji dafa teel a am jom dafa judd rek am jom dafa judd rek bëgg lu baax mais bëgg nit ñi nag te nit ñi nag ñooy marchandise su yàlla si kaw suuf ku leen bëgg yéene leen jàmm di ko fexe di leen ko fexel yàlla da lay defal jàmm defal leen jàmm ñi nga xam ne nag ñoom tey nañ dem wax ak yàlla sees bi daal fauteuil bi yàllaa ma fi teg man yàlla laa fi xaar saay bu ma nee jógal si fauteuil bi rek bu boobaa ma xam ne sama wërsëg jeex na fi ma dem nag te di continuer nag di liggéeyal Saly Ndiaye Saly moom tant que je suis vivant damay continuer di ko liggéeyal nga xam ne maa ngi parrainé du dëgg pare lii kay. mais monsieur le maire Modou yi sax dañ laa parrainé. Modou yi sax Modou yi c'est que ñëpp ñoo am intention lu Ousmane Gueye dugal loxoom ñu dugal si seen loxo parce que xam nañ ne Ousmane Gueye fu muy dugal loxoom rek njariñu askan wi lay doon c'est que Ndiaye man sama fort dama ne dafa am foo xam ne bu la fa yàlla tegee da ngay jëmmal sa bopp c'est-à-dire man toll naa foo xam ne tey si politique du ma orienté askan wi mukk foo xam ne amalu leen c'est-à-dire li may def nii tey di ko defal son excellence président Macky Sall dama ko décidé woon bien avant may dem élection législative ne dama ko waxoon ne ko man dama am programme à Saly lii ma la woon nii nga jël ko muy lycée beeg stade yeeg noonu soo demoon tey si table président de la république mu nga fa dama ko ne man duma la ñaan xaalis li ma lay ñaan dama am ambition à Saly am ambition dans le département dama bëgg nga jàppale ma si programme bii ma am nii bu mu jàppale jotee nag incha allah danaa la jàppale loolu laay réitéré ne man maa ko waxoon ne ko danaa la jàppale mais nag dama koy jàppale ak sama mouvement ADSP Alliance pour le développement du Sénégal loolu moom dama ko waxoon dama koy réitéré dinaa ko parrainel si kàttanu yàlla bu wàcc si terrain bi jotee danaa wàcc si terrain bi incha allah c'est pour le 2019 incha allah gars yi fal ko au premier tour. ñëpp xam nañ ni Saly yaa ko moom kon boo moomee Saly nag wax dëgg yàlla Macky Sall moom bu tëddee xelam war naa dal ci Saly. waaw xam nga moom Saly du moom leen yeew leen buum mais Saly dama leen cëral ñu cëral ma. Ndiaye je suis le seul maire tey si Sénégal gars yi nangul nañ ma suñu gars yi sax ñu ngi ma si c'est que gars yu Saly dañ ma war a féliciter xamuñu woon dem ngénte xamuñu woon dem dëj xamuñu buñ demoon dañ doon léegi ñu ngi toog si suuf ndax man parce que man maay toog si suuf te xam ne léegi ñu ngi may toppandoo ñoom dañ ma war a fay ñoom waratuñ ma saaga waratuñ ma xas ñoom tey maay seen maître actuellement ñoom dañ ma war di fay dañ ma war di andil àllarba bàyyi coow li lañ war a bàyyi di ma andil àllarba parce que jàngal naa leen lu bari xam nga maire boo xam ne boo demee si dëj yi soo koy xool si seesi doo ko gis soo koy xool si fauteuil doo ko gis mu nga sa waañ wa mu ngay joxe nàkk yi mu ngay joxe suukar ya mu ngay joxe lépp mais loolu maire boobu yombul Njaay xam nga sàcc tama yomb na mais tëgg tama nag moo jafe maire bu mel ni Ousmane Gueye nañ waxante dëgg maire la bu gaa yi wër bu ñuy wër la te tey gis nga bu doon communes yi dañ koy affecté waa Sénégal kontaan damay dal di demander affectation si communes yi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ne mënuñ dem fenn ma dem mais bi may ñëw Malicounda xoolal Malicounda bi may nekk PCR nit ñi dañ defe ne woon commune rurale du defal kenn dara amul benn réalisation boo xam ne di nga dem si benn dëkk ñu ne la lii commune rurale moo ko fa def mais li ko dalee 2002 ba 2008 foo quartier boo dugg si 22 villages commune rurale u Malicounda ñu ne la lii Ousmane Gueye moo ko fa def te waa ji nag lu mu def rek Njaay am na utilité demal tey yaa ngi dégg lycée de Nialing mooy CM bi ma tabaxoon foofu moom lañ transformé tey def ko lycée demal Malicounda Bambara CM1 Malicounda Bambara la nekk du dëgg kon nag nit ki
loo ko bañ nangul ko li ko yàlla defal du dëgg tey boo demee tey foo dugg si 22 villages su commune rurale Malicounda ñu ne la lii Ousmane Gueye moo ko fa def Maguette Sène mi nga xam ne tey mooy maire u Malicounda di ko saluer de passage si góorgóorlu bi muy def si commune rurale bi dëkk bu mu dem bu nit ñi jëlee discours dañ ko naan lii de Ousmane Gueye ko fi defoon nangam ak nangam turu Ousmane Gueye ba ilaa yow mi diin waa Malicounda duñ ko fàtte jamais day dolli rek day dolli Maguette day dolli rek mais secteur boo xam ne am na utilité Ousmane Gueye avant mu fay jógee laal na ko mais nag responsable loolu lañ koy doyee kon gars yi nañ nangul waa ji ne moom demul Paris jàngi demul Italie jàngi demul Amérique jàngi demul fen Saly la toog fi la jànge fi la mokkale fi la gouverner fi la wone ay preuve am fi lay jàngale gars yi nag mais daal li ma bëgg ñu bàyyi ñoom ñu xam ko te mu leer seen bopp parce que dama jàpp ne loolu dafa desee leer seen bopp ne tey sama yéene ak sama bëgg-bëgg mooy su may wàcce fauteuil bii sama ndong yi nga xam ne tey ay sëriñ yu mag lañ ku si nekk man nga yore daara def fa preuve ñoom laay ñaan yàlla ñu remplacer ma te loolu nag am naa si droit nag kon nag gars yi bu ñu bëggee yaakaar ne man dama war a bëmbaxu rek ñoom ñu yegg si na dama leen bëgg a wax ne nañu fexaat nañu xaaraat am na ñeneen ñu war a toppaat seen ginnaaw pour door a yegg si waaw 2018 ñu ngi si 2 milliards 300 et quelques ñu ngi si 2 milliards 300 et quelques donc gis nga si yi ngay gis ni yëpp si 2 milliards yi la bokk soo jëlee tey man su budget jotee soo jëlee sama différence su investissement ak fonctionnement da ngay xam ne ñii dañu bëgg liggéey am na ñoo xam ne pratiquement moo ci budget bi yëpp si fonctionnement lay dugg mais ñun li ñu intéressé mooy li nga xam ne parce que nit ñi bari na si ñoo xam ne boo leen ne fonctionnement boo leen ne tey carburant def nañ si tant de millions dañ naan non ñii dañuy fo essence nangam te pourtant c'est vrai oto mbalit yaa ngi fii suñu oto yi du fay man sama oto yi heure pour woon la ne ñun dañuy rouler 24 heures sur 24 heures si liggéeyal population Saly mooy oto yi heure bu ñu demee vidange gars yi dañu naan ndax oto yi dañu génnoon Sénégal heure bu ñu demee vidange dañuy laaj ndax dañu génnoon Sénégal or que ñu ngi fi donc dama bëgg rek ñu xam ne ñun ñëpp benn lañ te tey man li may digal gars yi ku mel ni Ousmane Gueye ku ko am su ma am bu doon man dama nekkoon ñoom seen place dama leen di tarbiyu pour mën a jariñoo li nga xam ne moom la ñu am du dëgg tey ku mel ni Ousmane Gueye képp koo xam ne tey da nga nekk sénégalais yaakaar naa ne vraiment li ma bëgg nga xam ko mooy nga xam ne Ousmane defu yàlla la yàlla li muy may moom rek moo ko xam ñi ma séqal ñëpp di ma bindal lettre bu ñu préparé bu ñu ñëwee fii mosuñ ko lire en français ma ne leen tekki leen ko si olof te dama leen di corriger dañuy lire lettre ba pare ma ne leen dindil lii demal defariwaat ko te ni ma leen ko waxee dañuy xam ne noonu ma leen ko waxee noonu la war a amee c'est-à-dire nit ñi nañu bàyyi xel ne yàlla ku nekk si jaamam yi si lay def ay secret waaw bool jàpp nag ne waa ji peut-être amul diplôme non loolu diplôme moo nga jàng maçon ak nga jàng école ak nga jàng dem géej ak yooyu yëpp ay métier mais xel mi koy exploité soo ko amul mais yàgg bàyyi may yéen a yem te nag Ousmane beneen bi si des sama fort laaj leen man damay laajte rek maay koo xam ne rusuma taseeg Ndiaye Diatta mais ne ko mais Ndiaye Diatta phrase bi lan lay signifier mais Ndiaye Diatta lii nangam ak nangam man suis comme ça amoon nañ fi benn préfet Doudou Ndiaye Kayre mooy daasu Aminata Tall moo ne fa mais bi mu nekkee fii préfet sous préfet su ñëwee bu ko secrétaire bi ne ko Ousmane Gueye mooy lay seet bu ne Ousmane Gueye ban bu Saly bàyyi ko mu ñëw su ñëwul duma liggéey parce que du fi jóge te daf may sonal bàyyi ko rek mu ñëw laaj ma li ma bëgg laaj ma wax ko mu dem yoonam c'est pour won la ne yàlla daf ma may du ma nit ku rëy c'est-à-dire ajuwuma beneen bi aussi dama am personnel boo xam ne vraiment ñu bëgg a liggéey lañ te kaay ma wax la leen ne Ndiaye ma respecté leen Ndiaye man même président de la République man mosuma am audience présidence te sama staff waxtaanuma ak ñoom ba ñu ne ma na diw dem boo demee waxel nii na le mais Ndiaye nag nit foofu la mun a yem kon gars yi nañ waa encadrement c'est que wax naa la ne kii toog man ñi ma encadré ñëpp même su ma nekkoon ku borom xel mu nëx xaw ma dara sax ñi ma encadré rek war nañ ma mën a orienté ba ma yegg fi ma jëm bu loolu weesoo nag ñoom li ñuy bari ay diplôme si phrase français yi dama leen di corriger loolu don la yàlla moo koy joxe
voilà jërëjëf mbokk téléspectateurs yi seetaan Mbour TV vraiment mu nekk waxtaan bu neex boo xamante ni seq nañ ko ak sama xarit man loolu laa faral di wax même publicité yi ma daan def bi ma nekkee rajo buñ ci tuddee turam dama naan sama xarit Ousmane Gueye dama koy assumer parce que sama xarit la mu yàgg lool nag wax dëgg yàlla ñu yàgg nag depuis Malicounda ba léegi dara ñaawu ci peut-être gëj a gisee bi dina am gëj a déggante bi dina am mais li may faral di wax nekk ci xol yi moo gën nekk ci xef yi monsieur le maire looy tàggoog gars yi. li may tàggoog gars yi rek mooy ñaanaat jàmm yàlla def sutura di ñaan aussi li nga xam ne si la ñuy jublu nii muy élection yi ñu xam ne ñun ñëpp ay sénégalais lañ te amuñu lu dul Sénégal te bu ñu ko yàqee itam ñun rek ñooy toll ñooy jéem a xool naka lañ koy tabaxewaat te am na ay valeurs yoo xam ne yàlla defal nañu ko muy suñu kilifa diine yi nga xam ne yàlla moo ñu ko jagleel ñu am ko te muy ñoo xam ne wax dëgg neex yàlla marqué nañ seen i empreinte fii si réew mi may ñaan nag sama mbokku politiciens yépp ñun ñëpp ñu dem ak xel ñu dem ak dal bañ a demee suñuy xol te ñu xam ne àddina moom yàlla ay mbiram sotti na démb balaa teye ñëw xam nga njaay jaate yenn saa yi buñ tolloo si élection yi bu coow li bare damay jekki ne sama gars yi yàllaa ngay reetaan rek ñu ne ma ay Ousmane foo gisee yàlla ba muy reetaan ma leen parce que ñun ñii ñëpp ku nekk yaa ngi wuti di daw di darti fu ne nga dugg fa mais yàlla moom xam na kan mooy doon suba pare na du dëgg beneen bi njaay xam nga man sama fort te gars yi nañ ma ko nangul njaay man mosuma ger waa Saly teel 1000 francs yi bu subaa nga votel ma mosta am mosulu am si àdduna. nee nañ sax da ngay indi ay électeurs indi ay jinne ñu wooteel. laaj leen non suma gars yi bi 2009 bi ma leen dóoree dóor yu métti yi dañu dem si Aline Sow boobu moo nekk ministre collecteur local ne ko waa ji dafa andi ay transfert Aline Sow ne leen góorgóorlu leen ba mën a xam ñoo xam ne bu transfert jotee ngeen mën leen a transféré comme waa ji te ñi ñu may jiñ yëpp ñoom ñoo demoon transféré leen. mais lañ leen doon wax lañ leen di wax bu ñu leen di transféré ak bu waxtu wa jotee la ñuy jëflante ak ñoom du benn gars yi nit ñi dañuy nax comme dañuy nax nañ dem si ki dul naxaate c'est que waa ji moo dul nax militant ak militante moom da lay wax li mën a ne rek li mën a nekk ñu ànd si loolu mooy ànd soobu bañ a jàpp ne mbir yi xaalis a koy doxal mais mbir yi noo jom ak fulla ak fayda moo koy doxal Saly nag dama koy réitéré waat maa ngi sant waa Saly kullu ku dëkk Saly ku dëkk si département de Mbour maa ngi lay sant mais Ndiaye waa Saly sagal nañ ma bu baax mais nañ dalal seen xel ne leen danaa leen sagal si kàttanu yàlla maa ngi leen di sagal mais yéene naa lu ëpp loolu par rapport ak fi ma toll donc maa ngi gërëm ñëpp di gërëmaat encore une fois le conseil municipal de Saly di gërëm aussi le personnel bi nga xam ne moo nekk tey si biir commune bi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant mais di sant nag vraiment samay waajur di leen ñaanal yal na yàlla yeesal seen yërmande mais di sant aussi xarit yeeg soppe yeeg famille beeg ñëpp maa ngi sant ñëpp mais maa ngi réitéré li nga wax léegi sama frère nga mais sama xarit nga c'est-à-dire su doon rek man dama bëggoon di takkine gars yi chaque jour ma woo la wala ma woo kenn mu ñëw ñu kii leen mais xam nga bañ naa ko ba sax yéen ñaare da bu ngeen may kii sax damay daw nëbbatu ji parce que man bugguma teg dara si der bugguma wax nit dara loo xam ne tey bu doon man du ma neex man bugguma loolu te nag gars yi nañ bàyyi xel ne ñun léegi ku nekk da nga am njaboot li ngay jël tey di ko teg sama der sama njaboot di ko dégg nga bàyyi xel ne yow bu ñu ko tegee sa der sa njaboot di ko dégg du la neex kon nag vraiment lu ñu politique nañ bàyyi xel tamit ne ay être humain lañ ay nit lañ nañ xaar yàlla si dogalam bu waxtu yu jotee rek ku war a ñëw di nga ñëw waaye fii nag nañ bàyyi xel nag ne doyalaguma de parce que bagage yu baax yi fi nekk ak seddaay bi dama bëgg continuer nañ ma bàyyi pour ma mën a kii tuuti ne doyalaguma de fii nag nañ bàyyi xel nag ne doyalaguma de parce que bagage yu baax yi fi nekk ak seddaay bi dama bëgg continuer nañ ma bàyyi pour ma mën a kii tuuti parce que bagage yu baax yi fi nekk ak seddaay bi dama bëgg continuer nañ ma bàyyi pour ma mën a kii tuuti jërëjëf mbokku téléspectateurs yi dégg ngeen ko sama waa ji nee na doyalagul ci mairie bu Saly pareegul bàyyi mairie bu Saly clim yeeg bureau bu sedd yeeg 4x4 yu baax yi kon daal yéen ñi nga xamante ni yéen a jël seen bët yi teg ko ci mairie bu Saly bi saa yi nee na ngeen génne ko ci jërëjëf